L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h dans son campus situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac? Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies renouvelables, ou alors vous êtes parent et vous cherchez une école supérieure de qualité avec des diplômes reconnus pour votre enfant? Rendez-vous les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h pour découvrir l'ESTM et ses filières de formation. Pour toute inscription durant la journée du 17 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais d'inscription. De plus, 5 bourses d'excellence seront également offertes durant ces 2 journées. Pour plus d'infos, appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. juróom-ñaari waxtu teg na fanweeri minute sënkëm ci télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene leen a yeggee xibaaru timis yi ci télévision Futur Média. la ca gën a fës bokk na ci magistrat yi réew mi ñu bari ci ñoom di jàppale seen natango bi nga xamante ne ji moo di Souleymane Teliko njiital Union des magistrats du Sénégal ci comité boo xamante ne ji bureau Union des magistrats du Sénégal def nañu ko ñi ngi ñaawlu daal taxawaay bi kilifa yi réew mi bëgg a amee ci seen gis-gis dañu bëgg a sanctionner juge Teliko te loolee tegawul fenn ñu ne la koy firndeel bokk na ci bataaxal bi nga xamante ne ji kon ministre bi amee wàllu yoon def na ko ak it réquisitoire bi nga xam ne dañu jàpp ne ay charge la ñu bëgg a gàll ci ndoddal kii di juge Souleymane Teliko askan wa yeewoo ca Caaroy Gaar tey ji xëy nañu wane seen bopp la leen metti daal nee nañu bëgg nañu ñu tabaxal leen passerelle bu ñuy mën di jaar gis nañu it liggéey yi ñeel train express régional bi bari na lu mu leen yàqal ci seen ak dund naka noonu it kan Caaroy bi ñu tëj daf leen a fatt li ñu bëgg mooy ñu wut cee matuwaay bàyyi leen ñuy dem ak dikk wutal leen i pexe yuñ ko mën di defee bu fekkente ne amuñu saafara li ñu gonte tey ji danañu ko amal semaine bi di ñëw mu di ay dox yi ñaxtu nemeeku nañu ci diwaanu Ndakaaru ay nag yoo xamante ne ji dañuy taxawaalu dëkk bi daanaka foo sànni sa bët gis ko fa ñu bari ci askan wi di ko ñaawlu di gis ne taxawaay bi nga xam ne kilifa yi réew mi waroon nañ ko ci am buñ ko ci amoon jur googe duñ leen gis ñuy taxawaalu ci mbedd dëkk bi ñi ngi ñaawlu it borom jur gi leen bàyyi ñuy nekk ci mbedd yi te ñu am fuñ leen mën a dugal. wàllu tàggat yaram suba kon ci dimanche ji Sénégal dana football ak Guinée-Bissau match retour la Sénégal bu ko gagné qualifié ci CAN Cameroun 2022 fàttali na it lu aju ci gaynde Sénégal yi yegg nañu foofee ca Guinée-Bissau tey jii ci samedi ji ñoom ñëpp mu di effectif bi gisuñu kenn koo xamante ne ji manqué nañ ci maanaam effectif bi au complet la nekk jamono ji mu mel ne kon ñi ngi xaar lu aju ci boobile match suba bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee lay doon ñu koy footballé ci fi nga xamante ne ji moo di stade 24 septembre ba nekk ci Guinée-Bissau. dellu leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek li ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru timis yi ak jàppale gu bàyyeekoo ci magistrat yi jëm ci ki nga xamante ne ji moo di juge Souleymane Teliko njiital Union des magistrats du Sénégal ñoom magistrat yi taxaw ngir jàppale ko ci communiqué boo xam ne génnee nañu ko ñi ngi ñaawlu nit nguur gi wala boo kilifa yi réew mi di doxalee ak juge Souleymane Teliko ci seen gis-gis nuñ ko tuumalee taxal ko ba teg koy daan rek la ñuy séentu jamono ji ñu ne li koy firndeel bokk na ci lettre bi nga xamante ne ji kon ministre de la justice génne na ko ci woowile wàll Fat Bintou Konté ci ay leeral. magistrat ñi ngay jàppale ki nga xam ne moom moo di seen njiit di seen président nga xam ne ñoo ngi ko convoqué le 30 novembre bi ñuy dëppmal ci conseil de discipline bi lii ci benn communiqué boo xam ne ñoo ngi ko bind tey ci samedi gi lii ñoom magistrat yi ñi ngay xam ne li nga xam ne moom moo di dossier bi fi mu toll nii la ko tënk moo di daal sanctionné ki nga xam ne moom moo di le juge Teliko mu di seen njiit ndax ñoom dañu jàpp ne situation bi bureau UMS buñ ko continuer li nga xam ne moom mooy avenir association bi moom moo nar a nekk ci ay jafe-jafe
ndax magistrat yi ñoom jàpp nañu ni bu ñu taxawalee bi les procédures ak fa muy mujj dina nekk menace boo xam ne ci seen liberté d'expression li jëm ci seen wàllu revendication dina ci am ay sooxe yu bëree bëri surtout nag ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum justice bi ak ci magistrature bi surtout. moom bureau UMS boobu nag mag ñuy xamal ni lii nga xam ne moom moo di indication procédurale yi nga xam ne moom la ñu war a def jëmale ko ci convocation boobee lettre ministre bi nga xam ne bind na ko te diffusé ko ci biir presse bi le nekk na réquisitoire boo xam ne fi mu toll nii ma ngay tuumal ki nga xam ne moom moo di juge Téliko bi te nag jàpp nañu ne li ngay dugg ci li nga xam ne nekkul yoon benn yoon te nag dina indi jafe-jafe ci li nga xam ne moom moo di procédure bi fas yéene nag influencer li nga xam ne conseil bi la bés buy jugé ki nga xam ne moom moo di le juge Téliko ñoom ñi nga xam ne magistrat yi nag ña ngay ñaawlu bu baax attitude bi nga xam ne fi mu toll nii ki nga xam ne moo di seen jëwriñ ministre de la justice am na ko ci wàllum dossier bi nga xam ne moom moo nànk kii di nga xam ne moom moo di le juge Téliko te jàpp nañu ne amu ci benn retenue teg ci nag respecté wul li nga xam ne moom la ñuy wax présomption d'innocence bi nga xam ne ñaari parti yëpp war nañ ko mën a amal la. président bu transition bu réewum Mali mi ngi ci réewum Sénégal ak ngan la fi amal moom moomee di Ba Ndaw di président transition doon it chef de l'État bu Mali tey jii kon la fi yegg si njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall moo ko teeru ca aéroport mu war fee amal visite officielle ci diirub ñaari fan maanaam tey jii ci samedi ji ak suba ci dimanche ji. leneen ci wàllu xabaar mu di askan way yeewoo ca Caaroy Gaar tey jii kon dañoo wane seen bopp ay ñaxtu la ñu amal ñaxtu yi nag li ko waral mooy bëgg na ñu defal leen ay passerelles yoo xam ne dinañ fa mën di jaar di jéggi di doxi seen soxla gis nañu ne seenu dundin dafa gën a jaxasoo li ko jaxase mooy travaux yi ñeel train express régional boole ci kit quand Caaroy ñu ñëw tëjal leen ko loolee tax na fa ñu nekk dafa làqu dañoo mel ni sax ku fatt ñu bëgg nag ñu wëtal leen ci ay matuwaay ci niñ ko waxee bu fekkente ne li leen wàccloo ci mbedd yi tey jii ñu ko doon ñaxtu wutuñu ci saafara semaine bii di ñu ko dolliwaat ñaxtuwaat ba kilifa yi dégg leen li ñu bëgg daal mooy seen dëkkin boobu nga xam ne fi mu nekk nii làqu na nañ seet nuñ ko làqarte ñu ànd ci doxum ñaxtu bi nga xamante ne ji amal nañ ko tey ji ak Abi Faye. beneen nakar jibaat fii ci diwaanu Pikine bile yoon askan bay yeewoo ca Caaroy Gaar ñoom la leen sonal moo di liggéeyu train express régional gi tëw a àgg tey ñu ne ñoom mënatuñoo sax noyyi génn seeni kër lu leen tëla waral na itam ñu génn ci mbedd yi ñaxtu li ni mel ci ab marche ngir rek ñu defal leen ay passerelle ay yoon yu suñu doom yi di jaar maanaam ay passerelle parce que dafa ñëw tëj Caaroy Gaar ak terre bi def fa mur de clôture boo xam ni kenn amul foo jaar pour nga traverser benn coin jëm ci infrastructure yi école yi marché yi hôpital yi di nga def détour presque 2 kilomètres. gannaaw ñaxtu yooyee geneen ci ay mbébét la nga xamante ni bëgg nañu ko mooy camp Caaroy gi nañu ko ibbi ndax ñoom soxla nañu ko. tëj camp bi suñu doom yi war a jàngi maire bi nekk fii bu ñu waree wuti kayit fan la ñuy jaar. suñu àq quoi mais mënu ma comprendre ñu collecter camp bi yëpp xale yi jàng suñu rakk yi suñu jarbaat yi suñu grand frère suñu grande sœur yi ñëpp ci camp bi la ñuy jàngee ñu tëj ko léegi pour ñu jàll da ngay wiiri soo amul paas xam nga day métti. camp bi dañoo ñëw seen autorités yi ñëw tëj camp bi complètement ak seen benn mur boo xam ni mur de Berlin sax yaakaar naa xaw nañu ko méngale ak moom. Caaroy tey ñu ne sax dañ leen emprisonné ci biir fa ñu dëkk ndax tamit ay mur de clôture yu fees dell ci seen dëkk camp Caaroy gi noonee la mel ter gi itam ñëw sonal leen seen xàll yi ba léegi benn baaxu ci. route départementale 103 di tali boo xam ne moo jiitu ci Caaroy Gaar mooy tali départementale bi moo jaar ci quartier historique bi ñuy wax quartier Layène moo jaar ci marché Caaroy Gaar tali boobu moo doon desservir moo doon relayer Caaroy Gaar yëmbal jëm ci route des Niayes bi tali boobu ëpp na 20 ans nit sax bu fay jaar da ngay am problème. ku ko defar loolee la ñu bëgg mbaalu ko may ñoom ñu ne daañu doggaliwaat bileeg marche ba keroog ñu am la ñu bëgg. démb ci àjjuma ji internautes yi dañoo jaare ci internet bi ngir tiisoo li am ci mbëkk mi di immigration clandestine ak ay doomi Sénégal yu ñàkk seen bakkan ci géej gi dëy boobee ñu jaare ci mbiri internet ji jamono ji ñu toll ci xayma ngir xool ndax ña ko doon def lañ ca jublu am nañ ko am déet ñu bari ci ñoom mbégte lañu ci am ku ci mel ne Alpha Ousmane Sy gis na ne lañ ci doon séntu am nañu ko te it duñ ci yem ne fan yi di ñëw daañu tegaat yeneen jéego yoo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba yee ndaw ñi ñaax leen ngir ñu teg fii suuf mbëkk mi di immigration clandestine reportage Cheikh Diop Thierno Laurent Mendy.
ñëpp ils ont répondu présent gars yi partagé neen photo officielle yi xam nga gars yi wax neen ko ci réseau yi médias yi reprendre neen ko donc on a vu que créé na tey benn engouement autour de cause bi qui est cause boo xam ne dafa noble donc kontaan neen ci trop vraiment wax dëgg yàlla. prochain étape bi c'est que on va essayer aujourd'hui de rencontrer organisme yoo xamante ne ñoom ñoo gën a spécialisé ci loolu parce que ñun tamit ay ndaw dong neen ci réseaux sociaux nañ nekk pour évoluer donc on va essayer d'aller sur le terrain rencontrer suñu morom yi rencontrer seen famille et puis jéem a liggéey ak organisme yooyu noonu quoi donc ñu leen di ñaan rek xam nga ñu toog muñ. c'est pas facile mais mun nañ toog fii tekki ci réew mi war na mun nekk. waxtaan ci wàllu mbay mi ak diwaan bi di Namarel ma nga kon ca commune bu Mbane foofee baykat ya fa nekk ci li ñu sukkandiku moo di mbayum xaal mooy tax ren ji màngaane wu ñu dem fenn gis nañu ne daal lu ñu jox ci tool yi ci xaal rek dana leen ko delloo ci teraanga ak xaal ju ñu toll mu jur mbégte ci ñoom yamuñ ca ne daal ñi ngi sàkku ci ndaw ñi nga xam ne ñoo ngi jël gaal wutali bitim réew xewit woowee ñu teg ko fi suuf te sukkandiku ci mbay mi liggéey ci tool yi bu ñu bëggee am teraanga Ousseynou Diop Habib Seck reportage. Fouta léegi sàmmkat yi dugg nañ ci mbayum xaalum pastèque bi ndaxte nee nañu lii am na rendement yoo xamante ni am na ko te itam moo gën def immigration clandestine ak lu ni mel ñoom nag ndaw ñi daal nañuy takku ni lu jëm ci wàllu mbay mi daan ci gën a dugal seen i loxo ngir jafe-jafe yi nga xamante ni daan nañ koy am ñu daat koy mën a faagaagal. liggéey suñu kay yi jeunesse bi na maari dañu bëgg liggéey dañu bëgg ku leen jàppale loolu la ñu bëgg ngeen wax président Macky Sall nañu ñu jàppale. xale yi ñu xam ne bëgguñu dem di rëy seen bopp ci àll bi di dem ci géej bi di xaru nan xool xale yi nekk ci seen dëkk yi di daan seen doole. chef de village bu Belel Namaré ci kàddoom gis ni léegi ndaw ñi war na leen gën a mën a téye ndaxte lu jëm ci wàllu pastèque bi li am na ay rendement yoo xamante ni am na ko. nañu gëstu nañu dimbal jeunesse Belel Namaré na dimbal jeunesse bi ndax mu am fu ñu mun toog na am fu ñu mun toog na am lu ñu mun liggéey na am lu ñu mun jàpp. ñoom ñu nekk ci gox bi li la patrie et de la patrie moo leen daal di jàppale di kuréel goo xamante ni fii la fekk baax ci seen i xalaat xale yi nañuy defee li nga xamante ni mooy mbëkk mi buñ ko toggoon ci dëkk bi daal di liggéey jafe-jafe yooyu yëpp mën nañ ko dëddu. Barça bay nit ñi dafa dem loolu lu ñu bëgg a wax ñu wax Belel Namaré bay Sénégal yëpp di fi ñëw. jóge Dakar wala nga jóge Touba wala nga jóge Kaolack wala nga jóge Linguère waaye booy ñëw fii jaarloo si mbëkk mi jaarloo si gaal. mën nga dox ñëw daa ñëw ak jàmm liggéey ak jàmm am jàmm dellu si jàmm. mbayum xaalum pastèque bi nag ci diwaanu Fouta jamono jii daal gis nañ ni askan wi gën nañ ko farataal mu mel na bokk na ci li nga xamante ni moo leen gën a mën a jàppale ci biir kër gi. ndax ay rendement yu am solo lañ cey gis. jëwrin gi ñu dénk wàllu microfinance ak économie solidaire ak sociale di Zahra Iyane Thiam gis na ne lu aju ci service financier boo xamante ne ji méngoo na ak doxinu réew mi ak it wàllu développement waaye it xoolit lu jëm ci li nga xamante ne ji moo di bor yi ak ni ñuy joxe financement yi jàpp na ne daal bu ñu ci sukkandikoo dana gën a mën a wanew yoon wu génne réew mi ci jafe-jafe yi comme yi mu nekk mu jàppit ne lu aju ci téeméeri milliards yi nga xamante ne ji kon état bi génnee na ko bu ñu ci sukkandikoo des na war a mën a suqali secteur boobile rawatina bu ñu génnee ci Covid 19 bi Zahra Iyane Thiam ñu teewlu ko ak Pafara Ñing. taxawaay le secteur bi waree am gannaaw bi ñu jànkonteeg lii di mbas mi te tey li ñu war a rafetlu mooy secteur bi ci boppam dafa wane taxawaay bu mat sëkk moo tax ñu ngi leen ciy gërëm waa APSFD wane nañ taxawaay ci bi leen njiitu réew mi sàkkoo ne leen xool leen ci wàllu service yi ngeen di def naka ngeen koy gën a mën a oyofalee ngir askan bi ñu nangul ko puus fay yi nga xam ne nit ñi waroon nañ ñëw rembourser ko seen crédit mais ñu nanguwaat ne dinañ ko toxal gannaaw bi ko njiitu réew mi sàkkuwaatee fii ba at mi jeex déjà président Macky Sall yëkkati na lu tolloog téeméeri milliards yi nga xam ne ñoom ci seen wàllu bopp ñoo ko sàkk woon jagleel leen ko ngir ci wàllu relance bi ñu jëm ñu am ci taxawaay bu mucc ayib mais ñun ci suñu wàllu bopp du ñu yem foofu ndax muy microfinance muy économie sociale et solidaire de manière générale dañu seetlu ne dañu am taxawaay bu rëy ci biir réew mi ak ci biir luy tabax koomu réew mi kon sàkku nañ ñun en tant que tutelle également ci APSFD bi ñu mën a xool aussi anam yi nga xam ne ci la ñuy joxe crédit ci la ñuy fayekoo ak ci service yi fa mu yem nan lañ ko gën a mën a yaatale. diwaanu Njaareem kilifa yu mairie bu ville ba ñoo taxaw tem jàppale école yi jàppale élèves yi ba nga xam ne seen bëgg-bëgg mooy coronavirus bi bañ a lawe ci école yi ci loolee nag mairie bu ville bi yokku na tablement ci yenn ci école yi taxaw na it ci facture ndox wala courant boo xam ne mairie bi amee na ko ñoom danañu ko fay lépp jëm rek ci jàpp ci njàng meeg njàngale mi Malick Fall mooy maire bu ville bu Diourbel ñu déglu ko ci kàddu yi nga xam ne dénk na ko Babacar Diouf.
école élémentaire yi ak maternelle yi mais di distribuer encore daara yi ndax daara yi ci lañ bokk leen jàppale ci ay fournitures scolaires ren nag mën ñu ko def mu yaatu ndax feebar bi nu mu demee moo tax tey ren ñu jël ay craie ay cahier ay livres coraniques pour daara yi nga xam ne dafa am solo ci liggéey bi nga xam moom la ñuy liggéey mais aussi tamit jël naa ay table banc 250 table banc boole ko ci ndax seet nañu vraiment école yu bari dañu am ay problème table banc et puis tamit ñu ngi def ay effort pour tamit di def tout pour gën a appuyer ci IEF ci école yi nga xam ni ñu ngi leen jël en charge par la mairie di fayal école yëpp ndox di leen gën a taxaw pour que ñu jàppale xale yi ci ndox mais aussi di leen ñaax tamit ñu gën a xam vraiment na lay économiser ndox mi pour facture yi vraiment gën a bañ a cher am na 9 salles de classe ñu fi eggale actuellement tabax nañu mur de clôture champ de course ñu ngi tabax en 2021 mur de clôture yi nga xam ni moom moo nekk Cité Basse Dank Mbaxaan ak Cheikh Anta. ci yooyu la jamono moom fële ca diwaanu Kédougou équipe municipale bu Sabodola bi ñoom nee nañu dootuñu toogati di xaarati ay programme yu ba bàyyeekoo ci état bi ba ñuy xool ay projets yoo xamante ne ji état bi koy nas ndax seen dëkk ba jamono ji jot na ci ñu taxawu ko ñoom nag ñoo fas yéene taxawu seen bopp ci naka yëkkati ñu lu toll ci téeméeri millions ak juróom-ñett fukk teg ci taabal ji ngir li ñuy woowee ci tubaab infrastructure de base lu ci mel ne ay dispensaire ak xeet yooyu ñu defal ko diwaan bi bëgg nañu it na mu làqoo ñu fexe ba làqarti ko Ibrahima Jabaxate ci ay leeral. ni plan de développement local bi commune bu Sabodola inscrire na ci priorité am tabax ay infrastructure sociale de base ci zone Bélédougou bi nga xam ne moo gën a enclavé ci diwaan bi léegi moom askan wi di yeewoo ci fële ci Bransan dootuñu defaat ay téeméeri kilomètres pour faju ji rawatina nag jigéen yi wanu lor ñi nar a def consultation pré ou post natal ndaxte tabaxal nañ leen benn poste santé. waaw soxla la woon parce que population bi soxla nañ ko. waaw parce que fii case de santé la woon te suñu amee poste de santé dafay contribuer rek ci femmes yeeg ñeneen ñi di ñëw surtout case bi ndax case bi moom am na matériel mais des na li poste di am case du ko am. jigéen ñi moom ñu ngi ñëw mais xale yi ñooy gën di ñëw ak mag ñi nga xam ne feebaru palu moo leen sonal infirmier bi moom mi ngi recevoir waaw. pour ñu gën a mën a saafara seen jafe-jafe ci wàllum mobilité ci diwaan ba autorité municipale yi yëkkatuñu seen kàddu jëmale ko ci démocratisation projet et programme état yi. ñu suñu yiitee mooy développement Sabodola donc loolu moo ñu yor bu soobee yàlla ñu ngi ci taxaw ak suñu partenaires yi pour vraiment épanouir suñu population yi donc fu mu nekk ni Bransan sant nañ yàlla. li ñu def ci Bransan rek mot na à peu près 180 millions tabax nañ poste de santé tout complet avec équipement avec château. ginnaaw village Sabodola bi ak Médina Sabodola ñi nga xam ne amaguñu ay construction ndaxte dañu war a toxu yeneen diwaan yi yëpp moom am nañu ay infrastructure yu bees. kuréel gi jaboote chauffeur ak transporteur yi ca diwaanu Tambacounda neexootuñu ci seen biir li ko jur moo di dafa am ñenn ci ñoom ñoo xamante ne ji yëkkati nañ seen kàddu di sàkk ñu amal ay élection ci biir regroupement boobee ndax waa ji nga xam ne moo ko jiite di Pape Niang nee nañu yàgg na fa 2010 ba léegi ma nga jiite regroupement bi te it bëggul ñu amal ay élection ñoom nag nee nañu loolee doy na dañoo bëgg coppite maanaam yi changement ci boppu regroupement gi ñu ne it bu fekkente ne daal lu ni mel wutuñu ci saafara dàquñu ba yegg ci bañ a fayeti lii di ay taxe ca boobi de garage Moussa Omar Gueye ci ay leeral. dawalkatu daamaru tukki yi nekk ci Tambacounda nee nañu bu ñu moytuwul fii léegi jëmmi jamono lu jëm ci wàllu mandat yi nga xam ne dañ koy fay bu ñu waree départ ngir génn dëkk bi loolu yëpp dootuñu ko fay li ko waral mooy dañoo seetlu ni ci seen gis-gis ki nga xam ni moom mooy président régional dawalkatu daamaru tukki yi di Pape Niang daanaka moom nanguwul benn yoon ñu daal di dem ci ay jongante ay élection loolu nag ñuy yuuxu wala jëmale ci nguur gi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk lu jëm ci wàllu transport routier. mais nag am nañ lu ñu métti nag ba ca kanam yàlla ndaxte benn nit toog même président de la république boo toogee bu sa mandat jeexee da ngay def assemblée générale organiser élection ku gagné jël. dañuy tëj mais dañu suñu pare fi ñuy pare fan yu néew dinañ def rek duñu joxe mandat gaaru te suñu arrêté suñu mandat xeex day am. ñu ngi ñaan président de la république nag nañu utal ku ñu mun a organiser suñu élection parce que royaume nekkul ci Sénégal fii république moo fi nekk. bu ñëwee ci biir AG Pape Niang def en résumé benn këyit na man liggéey naa 123 millions 700 durant 5 ans yi. def naa samay frais en résumé ba mu des 1 million 18 mille ne 1 million 18 mille moo fi des ñun ànduñu ci ñu yëkkat suñu loxo ne dinañu wax ñu ne du ngeen di wax affaire bi jeex na tàccu daal di oo ngoyaan mu ñëw
ñuy ngoyaa naka fecce ka tëbb ka kii tuug tegut fenn. kii di président regroupement régional dawalkatu daamaru tukki yi Pape Niang bañ ko laajee li nga xam ne ñu ngi koy tuumaal nee na amu ci lenn loo xam ne lu tegu ci dëgg la. ñu falaat ma def bilan wu 123 millions et quelques dépense 122 millions dégg nga ñuy kontaanaat dénkaan ma 5 ans ndax faute de candidat su fekkoon ne par exemple amul benn président su regroupement Sénégal bu ñuy fal ci gaaru ceeram man sama di gaaru ceer laa wax ay chauffeur ñoo ma wër su fekkee li ma wax du dëgg dañ ko weddi ñi nga dajeel nag ay mécontents yaa ngi dégg. mu mel ni regroupement bi ñenn ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci biir dañu toogandoo jiit te kenn nangul féetewoo fettewoo. ñoo ngi leen ko doon junj sànq ci boppu xabaar yi mu di lool seet nañ ko ci diwaanu Ndakaaru ay nag yuy taxawalu ci mbeddi dëkk bi saa yu ñu xëyee ñu di ko gis bari ci askan yooyu ñu ngi koy gis mu doon lool naqari na leen lool ndax nee nañu rafetul ci capital bu ni mel ñuy gis ak jur guy taxawalu ci mbedd yi nee nañu it li ko jur bokk na ci daal état bi taxawaay bi mu ci waroon a am da ko caa deseem ne bu fekkoonte ne daan tegee na ci borom jur yooyu daañu téye seen jur reportage Mohamed Samb Ababacar Camara. lii nag di xew-xew boo xamante ni xaw na reetaanlu waaye nag lu ñu soxal ñun ñëpp la ñaari nag yu mag nekk fii ci mbedd bi di xeex ba gàllankoor lii di dem beeg dikk bi ba tax na ñenn ñi sax ngir mën a mucc ci li nga xamante ni moo di nag yi dañuy daal di deltu ginnaaw fii ci Wakaam ak gox yu bari yu nekk fii ci Ndakaaru li nga xamante ni si moo di nag yi anam bi ñuy nekkee ci mbedd mi foo tourné gis leen nekk na lu jaaxal ñëpp. dafa metti rek gis nga nag bi tuuti mu bëgg ma wala man ma bëggoon ko en fait man li ma jaaxal mooy amoon na benn moment dañoo newoon que dañoo génnee nag yi nekkoon dans Dakar partout mais fii Mamel dafa mel ni bokku ci donc ce serait bien que autorités yi xool nu ñuy def xoolal nag yi gis nga nu ñu nekk di def nii c'est compliqué ak ndox bi ngay moytu ndox bi moytu nag yi et puis y en a partout ici tous les jours. parfois sax guddi gi da ngay ñëw fekk nag yi tëdd ci tëli bi doo am fenn foo jaar loolu war nañ si wax bu baax a baax. wóorul boo si gaañee nag mu yàqal la sa oto yàqal la sa liggéey da ngay mujj taxaw doo xam nooy def loolu moom war nañ see taxaw bu baax a baax ñu jàppale nu si pour tëli bi mën a yaatu. kii nag nekk ko xamante ni si daanaka moom yëf yi da koo jaaxal ba tax na rek ñi nga xamante ni ñoom lay joxuñ baaraamu tuuma moo di ñi moom yilee mala. ku dem ba am envie yar animaux nga war koo mën a gérer mais pas bu ñu xëyee nga dàq leen ñëpp génn. bu ngoonee ñu dox ndànk fu mu toll nii boo ci mbëkkoon kenn léegi doo bouger te borom taxawul te bu la mbëkkaloon mooy yàqu nga da ngay ñàkk parce que doo gis borom mais soo ko mbëkkoon léegi borom génn. ay mala yoo xamante ni ci biir kër yi mooy seen place waaye nag ñu ngi fii ci mbedd mi daal di ëlëm askan bi naam sax ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril bi ñu weesu jëruñ gi ñu dénk wàllum urbanisme ak lépp lu aju ci wàllu seetalu dëkk bi. jotoon na jàpp ay nag yu bari yóbbu leen ci fourrière bi waaye nag ak jëriñ gu bees bi nga xamante ni si moom nañu dénk wàllum mbay mi ak càmm gi askan bi li ñuy xaar si moom moo di rek mu jëlee fii lii nu mel. waxtaanee wàllu tàggat yaram football ak qualification CAN Cameroun 2022 segg bi ñuy segg équipe ya ca war a dem dinañu sóobu ci ñeenteelu bëccëg gi loolee suba lay doon Sénégal war a dem fële ci Guinée Bissau football fa ak Guinée Bissau équipe nationale bu Sénégal mu di Aliou Cissé ak i gayndem yegg nañu kon démb ci samedi ji ba jote it amal seenu tàggatu ci stade ba nga xam ne fa la ñu war a footballé mu di stade 24 septembre nekkoon ci Guinée Bissau ñu jàpp ne match la boo xamante ne ji gaynde Sénégal yi bu ñu ko gagné dinañu qualifié ci Coupe d'Afrique ba ñuy war a football ca Cameroun 2022 waaye équipe ba ñuy fekk di équipe bu Guinée Bissau ñoom li ñu ko jàppee moo di revanche ndax bi ñu ñëwee fii ci Sénégal gaynde ñoo leen dooroon ñaari bal ci dara fàttali ne match yooyu mi ngi tënk kon ci groupe I bi nekk kon ci ñeenteelu bëccëg mu di 4e journée leerali Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal dina bokk ci Coupe d'Afrique bii di am Cameroun atum 2022 su amee ndam dibéer bi ca Bissau ngir loolu gaynde yi ñu ngi jamono ji ci pays réewu Guinée Bissau amal nañ tàggatu ci stade 24 septembre bu Bissau ngir min terrain bi ak liggéey lu ñu dara taxawee ci jongante bi ñaar fukki gaynde yi ak ñeent yépp ñoo bokkoon kenn amu ci gaañu Koulibaly ak i ñoñam yi am ñetti ndam ci jongante yi jot a am ci groupe I bu éliminatoire CAN 2022 bi seen yéene moo di wéyal li ni mel ba amal seen qualification ci ñeenteelu bés bi wante waa Guinée Bissau fas yéene wuñ leen yombalal mbébét bi ñoom ñooñu di am taxawaay bu rafet ci football bu Afrique ak ñaari CAN yu mujj yu ñu bokk fësal nañ seen yéene di dóor Sénégal bi yàgg am ndam seen kaw Bassirou Kandé mi leen di tàggat ni ndamu ñaari bal ci dara la bëgg seen biir dëkk
loolu dina tax ci jongante bi ci dibéer bi bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon ñaari réew yëpp nar nañ ci def seen kenn kàttan ngir jël ndam li. Absolutely stunning. Well, it's Ngat, and he's only just come onto the pitch, picks the ball up, the low drive into the corner, and there you mi ngi noonu kon match boobee suba 4 heures ci ngoon ca lay doon ci Guinée Bissau lañ koy footballé footballkat yi Sénégal yi kenn ci ñoom di Franck Kanouté milieu de terrain sénégalais la xam le ne match bu metti moo leen di xaar waaye ñoom daañu def seen kéemtalaay kàttan ngir seet nu ñu ko gagné moom it dana def kéemtalaay kàttanam ngir li mu mëne mu wane ko ci équipe nationale bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom Franck Kanouté. Match combattant lay doon parce que Guinée xam nañu aussi ils n'ont pas peur parce que par exemple ñoom dañuy gën a essayer sax gën a motiver wu comme joueur sénégalais parce que vu que ni on est premier en Afrique donc même bu lu ñu doon def à 100% dañ koy bëgg a def à 300% juste pour se faire voir genre affaire yooyu noonu mais ñun ñoo war a am conscient ni ça sera pas facile nous aussi on est le Sénégal donc on doit aller là-bas pour gagner match bi. C'est mon objectif moi vu que je suis jeune c'est ma première année là c'est ma première sélection de l'équipe nationale bon mag yu fi nekk dama bëgg topp seen ginnaaw aussi bon peut-être aussi sama tour bu ñëwee woon aussi man de tout cas je suis capable de donner aussi tout pour le peuple sénégalais. Franck Kanouté kàddoom yooyee moo tëj xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaatu àndoon ci ak yéen sant leen gërëm leen sant it équipe bi ñu ci àndaloon xibaar it ne dellu si waat ci télévision Futur Média 20h lay doon ci français ak Cheikh Tidiane Diaw mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm.